salaamaaleykum mbokki Mbour salaamaaleykum mbokki Sénégal sax laay wax kenn ku ci nekk ñu ngi lay siyaar bu baax a baax di la ñaanal jàmm seen info 8 TV ànd ak STV ñu boole ci télé bi nga xam ne mooy D4 TV ñetti ñooñee tënku ci ay kàddu tey ki leen koy présenté mooy Djiby Ngom tey ñu ñëw seet si ki nga xam ne mooy président Meissa Ndiaye kan mooy président Meissa Ndiaye li ci kanam rawti bët nu muy doxee ci làmb li ci kanam rawti bët président siyaar naa la mais Djiby maa ngi lay ziar di nuyu mbokki internet yëpp comme ni nga ko waxee waa seen info 8 TV waa STV ak waa D4 TV di nuyu internet yëpp di nuyu axlu làmb Sénégal rawatina axlu làmb département de Mbour région de Thiès donc di am mbégte lool échanger ak yéen waxtaane ak yéen si mbirub làmb si mbirub Meissa Ndiaye ak lépp loo xam ne daal soxal na internet yi pour njëriñu làmb Sénégal. ñi lay seetaan bu ñu bëggee xam kan mooy Meissa Ndiaye. waaw li ñu leen di tontu mooy Meissa Ndiaye benn ndaw la boo xam ni yàlla def mu juddoo Dakar. waaye nag léppam Mbuur la. juddoo Dakar bi mooy concours de circonstance ndax waajuram bu góor ab douanier la woon ñu affecté ko Dakar. ñu logé woon boule des douanes ñu juddoo foofu. mais bi suñu waaju retraité. si lañ ñibbisee Mbuur dajeeg ñuy tuut tànk boobu lañ dal école tamit nekkoon classe CM2 fii lañ ñëw donc depuis CM2 ba tey jii may wax ak yow génnaatuñ Mbuur lu dul dañoo delluwaat dem jàngi ji soit Dakar soit Saint-Louis wala boog dañoo génn dem liggéey ji Dakar wala Ziguinchor wala feneen ak feneen. mais li des suñu àdduna yëpp fii lañ ko passé Mbuur jàng fi ñu woon jàng ba am suñu diplôme comptabilité commencé liggéey mbirub comptabilité di liggéey nag un peu partout tamit si mbirub comptabilité commencé woon ko Dakar jóge fa dem Ziguinchor jóge fa ñibbisi Mbuur bi ñibbisee Mbuur boobu ba tey nag ça fait bientôt 15 ans ñu ngi si Petite Côte bi di liggéey si structure hôtelière benn jamono bi maa ngi si woon comme syndicat copropriété maanaam nekkoon si résidence yi fii laa jógee nag léegi nekk si benn agence de voyage et de transport touristique loolu daal mooy li nga xam ni vie professionnelle bi ak scolaire bi ñu fa jógee tamit li ñuy jaabante yëpp ñu ngi doo intéressé wu si lépp luy vie associative maanaam mbirum luy doxal suñu koñ si laa duggee woon comme secrétaire général suñu ASC jamono boobu mu ngi tuddoon CTN Cheikh Tidiane Niass ñu tuddee woon kenn ku bokkoon si ñun àdduna di dox ba ñu màgg tamit ñu am tuuti kàttan ñu dénk ñu liñ tuddee président équipe bi diggante bi nag changé nañ fi tur sax tuddatuñu CTN ñu tudd jant bi ma yàlla def ñu dénk ma ndombal tànk président wu équipe bi ñu nekkoon si loolu ay jamono yu yàgg yoo xam ni si lañ duggee sax si làmb ji xëy na dinañ ci dikkaat plus tard ba tey jii yeneen ndombal tànk toftalu si mënatuñ ko booleeg suñu poste de président ASC jant bi si lañ bàyyee ak xale yi ñu gën a féete ndaw ñu koy doxal ñoom it ba tey daal lii daal laa xam ni moom bu dee tënk naa ko si 49 ans xaw ma nuñ koy waxee si olof mooy jëmm Meissa Ndiaye. ak ndombal tànk yomb na prouver nag moo jafe jël nga ASC jant bi est-ce que prouver nga fa dara gars yi day waaw damay laajte rek de. waaw heureusement non laajte woo sax danga ñeneen ñi nga bëgg ñu xam. donc dinañ leen xamal. bi ñuy jël ASC jant bi bu dee juróomi nit a ko xamoon góorgóorlu nañ ba bañ koy bàyyi fukk nit xam nañ ko bu dee bi ñuy jël ASC jant bi buñ ko doon noté 1 lañ koy noté sur 10 yàlla dimbali nañ bañ koy bàyyi mën nañ ko noté gën gaa yées 7 wala 8 sur 10 jël nga fa coupe ay coupe daaw ma toog at saison ba saison jeex te jëluma coupe bi gën a tuuti gàtt yàlla daan na ma baaxe ak ñi ma àndal ñëpp ci liggéey bi ba ma am benn coupe gën gaa yées benn coupe am na jamono joo xam ne sax tegle naa fi ñaar ba ñetti coupe
mais li ma mën a waat si fukki at wala juróom-ñeenti at yi nga xam ne def naa ko président à part premier at bi nga xam ne si laa doo soog a excès amul benn at boo xam ni jëluma benn coupe bu dul zone di communal bu dul communal di départemental bu dul départemental du régional coupe yi ñuy wër si nawetaan yëpp benn coupe kese laa si jotul am muy liñ tuddee coupe nationale te boobu yàlla dimbali na pour la première fois dans l'histoire même de la région de Thiès ma bokk si équipe yi njëkk a dem phase nationale yóbbu sama ASC donc foofu aussi dem naa ba foofu yàlla def nag jotuma jël coupe mais au moins yóbbu naa sama équipe ba quart de finale nationale. mbokk yi déglu STV mbala yi nga xam ne ñooy déglu Info 8 seen Info 8 TV mbala yiy déglu 4 TV may leen ñu nopp Maysa lan moo la dugal ci làmb. waaw laaj bu am solo dañ toogoon nii di ngoonal benn bis di waxtaan suñu waxu ASC nan la ñuy def ba suñu ASC jëm kanam si biir waxtaan bi jékki-jékki benn xarit dégg ni dem si yàlla si ndeysaan dem na moom malheureusement biñ may taqal ndombal tànk bu bees bi semaine biñ ma koy taqalee si la wuyu ju boromam donc muy pensée bu metti boo xam ni mbégte gu ma amoon keroog rek loolu xaw na ko fel tuuti keroog donc sama xarit boobu ñu toogoon di attaay ba benn jamono mu ni loolu di yëngute dafa mel ni làmb la kaa la ñu dem seetaani boobu Malick Ndour conseil municipal dëkk fii Mbour moo doon organiser làmb mu ni kaa dem seeti bis boobu maa ngi ko tontu loo xam ni xam naa waa làmb dinañ ma reetaan ndeysaan maa ngi leen naan déedéet yëfi dof yooyu man du ma ko seetaani ji ñun ma nañ dem rek ma mujj ànd ak ñoom ñu mobiliser dem biñ demee ba foofu ñu ni ma président jawul ngay wàññeeku toogal xaañu ndax dafa mel ni làmb ji fi mu toll nii léegi mu jeex effectivement boobu ñu ngi woon demi-finale xaw ma quart de finale ma taxaw wéeru nii si oto bi bàyyi leen ñoom ñu toog di seetaan mais yëf yi xumboon na xumb koo xam ne finalement dama ni xaar lii daal xaar ma dañ kumpa ko tuuti ma ñëw jege lang gi seetaan mais muy mbir mu xumb mbir mu neex mbir boo xam ne très honnêtement doon naa am bàkkaar bu ma dundoon ba wuyu ji borom te dugguma foofu sincèrement mu ni lii kan nekk te du mbirub dof dañ ñibbi si kër gi ñu teg si ay fan yu néew rek ma ne gaañe loolu ñu demoon seeti ji keroog ko ñu Malick Ndour man de bëgg naa ñu dugg si ñun ma déet président yaa waxoon loolu kat yëfi dof la baadu dangaa dof léegi man leen kon de damaa dof léegi mais de intéressé na ma intéressé koo xam ni il faut ñu dugg si ne serait-ce que pour ambiance bi ne serait-ce que pour moyen pour wut xaalis donc si lañ si duggee ma dem laajte un peu partout laaj Malick Ndour laaj ñeneen ñi nga xam ne jiitu woon nañ ma si làmb fuuf gën maa xam làmb fuuf gën maa xam ni làmb di doxe ma dem laajtu gëstu nan la ñuy organiser fu ñuy jaar yenn autorisation ba ma am li si war yëpp ñu daal di tëgg suñu premier mbappatu àdduna suñu ASC suñu bayaalu koñ bi bayaalu terrain jant bi foofu lañ defee suñu première journée ñu def ko également mu nekkoon journée bu neex xumboon na trop ambiance trop nit ñi ñëwoon lool mais amuñu ci xaalis mais boo xoolee ambiance bi ci amoon xool succès bi yëf yi amoon tu te dis que non amul problème lii beneen yoon boo ko gënee segg gën koo organiser mën nga def lu dàqati fuuf noonu lañ defee amaat fulla amaat fayda tëggaat yeneen bis tëggaat ay bis tëggaat lu bëri nag làmb ba benn jour ñu ni non dootuñu yamati ci mbappat diggante bi nag yàlla def na jot nañ commencé am tuuti xaalis ci làmb ji ñu ni duñu yem ci mbappat dañuy def bëri dóor ñu dem stade municipal tamit def fa ay journée yu neex ay journée yu xumba ba am na benn jour même mairie Mbour bi muy def festival am boobu festival des cultures bi man lañ joxoon organisation bi tellement que dañoo gisoon niñ doo organiser ñun suñuy làmb ak touche professionnelle bi ñu ci indi woon ci lañ ñu dénke woon également làmb festival culture bu Mbour Fescue donc lii daal moo ñu dugal ci làmb di dem ba benn jamono nag làmb soxla njiit au niveau du département de Mbour le CDG de Mbour si lañ ma contacté je me rappelle ku mel ni Omar Diaw bokk na si ñi ma njëkk a woo daal di ma koy dee ni ma ñu ngi wut poste président CDG bu Mbour ñu ko man de yooyu moom ça ne me dit rien mais c'est pas grave puisqu'il question de management la question de gérer kese la war naa ko mën a àttan war naa ko mën a réussir
noonu daal la ma kilifa yi inspecteur sëñ Saliou Diom ak le préfet de l'époque woolu ma ñëw ñu ni ma yow lañ bëgg a dénk président CDG bu Mbour ma doxal ko ñetti at biñ ko doxalee ñetti at nag si la de 2011 à 2015 si diggante bi puisque maa nekk président CDG bu Mbour d'office damay doon membre comité directeur bu CRG bu Thiès. CRG bu Thiès aussi dajeeg jamono jooju président bi fi nekkoon dem si yàlla si Abdou Niang maa ngi ñaan yàlla également foofu mu tëdd gënal ko foofu fi mu jóge moom it xawoon sonn feebar dab ko mu doo wut également ku ko remplacer si biir CRG bi. si laa egsee tamit amoon na yeneen kilifa yu fa nekkoon yeneen mag yeneen ñoo xam ni vraiment làmb kese la ñuy dundee làmb rek lañ xam. si lañ ñuy xoolee daal ni ma peut-être yow tu as le profil pour gérer le CRG de Thiès. noonu aussi bi mu décidé day bàyyi xalaat yëpp yu si bëri bokk pour ne pas dire li unanimement xalaat ma ni ma Meissa tu es capable war nga ko mën a gérer et confier nañ la ko. inspecteur régional woo ma le gouverneur woo ma également ni ma dénk nañ la CRG bu Thiès may doxal 2015 ba 2020 bi le CRG bu Thiès comme ni ngeen ko xamee nag le 5 novembre 2020 le ministre Matar Ba tamit feddali ko gis liggéey bi nga xam ne jot nañ ko liggéey xëy na d'abord Mbour yeggale ko région de Thiès xëy na si lañ ma wóoloo ni ma on te confie le premier vice-président chargé de la lutte avec frappe au niveau du CNG lii daal moo ma dugal si làmb ak fii laa jaar tamit si làmb. waaw ok jërëjëf Meissa bu ñu xoolee mooy sa carrière bi nga wax Mbour ba li nga wax Dakar Meissa defoo fi dara de. parce que da nga ma wax carrière bi nii même ci biir chef de l'état bi fi jot a am sax. ci biir chef de l'état bi fi jot a am sax am na ñu la gën a réussir le chef de l'état Kaolack a ngi fi Dakar a ngi fi mais yow sa chef de l'état am na ñu gën a réussir le chef de l'état. bon xam nga nag jibi sa gis-gis moom du ma la ko mën a bañal. waaye nag tamit sa gis-gis bu méngoowul ak li amit du ma ko nangu man. soo ne drapeau chef de l'état am na ku ma ko dàqale. fekkewu ma ko bokk. xam nga du sañu maa wax amul. mais ci ban côté yow ban chef de l'état nga def boo xamee ne nii ci ban principe. Kaolack ci li ñu organiser àdduna bu tukki la ñeen ci kii yi mais mooy loolu. waaw kon Kaolack daa organiser àdduna bu tukki man ma dajale àdduna bi defaraat ko quoi kon xëy na looloo nekkoon la touche particulière bu suñu organisation. mais li ñu mën a seetlu xam ko te loolu tamit dañ koy sant yàlla bu baax mooy on a horreur ñun ñu dénkuñu te duñu yóbbu yëf yi ci kanam yi gàtt lu mu yées dinañ ko yokk walla ñu bàyyi ko fa ñu ko dénke woon boo fàttali ko tuuti balaa ñoo dem mooy ku xam chef de l'état da nga naan région de Thiès mbaa nga nekk Kaolack mbaa nga nekk feneen ak feneen région par région la Meissa lan moo la may idée nga jékkee-jékki rek jël chef de l'état indi ko département. loolu ak fit woowu. bonne question c'est-à-dire boobu à l'époque maa ngi nuyu David le président Alioune Sarr le président sortant dafa ñëw ni drapeau chef de l'état kan moo ko bëgg a jël mën ko président ñun waa région de Thiès de pare nañ pour organiser ko. à l'époque aussi Kaolack pare woon na tamit pour organiser ko. Kédougou pare woon na pour organiser ko man ko monsieur le président vraiment bu ma sañoon nga jox ma ko région de Thiès man ma mais président dugg naa région de Thiès 2 fois. mais ñaar yëpp dama see am gàcce dama see am échec. te am na lu tubaab naan y a jamais 203 donc su ma fa duggee tamit même chose lay doonaan man ko non président bis boo ma ko joxee. nga may ma sañ-sañ ma jëlee ko ci capitale régionale bi maanaam jëlee ko Thiès yóbbu ko fi ma nam ma def. mun ma foo ko bëgg a def mun ma Mbour. ma ni ko Mbour mun ko bis boo ma mayee loolu je sais que bu ñuy tirer bilan gàcce ngalaama nga may tirer mun ma tu es confiant de li ngay wax mun ko damaa xam li may wax damaa maîtriser li may wax parce que je suis dans une ville boo xam ni dañoo bëgg làmb xam làmb te di ko dund kooku je sais que bu ñu leen yóbbulee drapeau chef de l'état ak expérience bi ma jot a am drapeau chef de l'état un peu partout ci Sénégal nag parce que jot naa yàlla dimbali ma en tant que président tamit jotoon naa wër un peu le Sénégal di ànd ak l'équipe de Thiès di def le drapeau du chef de l'État donc xam naa plus ou moins drapeau chef de l'État fan la doo sooxee ak nan la doo sooxee
bi ñu xamee loolu yëpp nag président wóolu ma tamit vraiment ma koy sant di ko gërëm parce que métti woon na trop pour faire un choix mu mujj maa jox le drapeau du chef de l'État ñu organiser ko mais dañoo tënk lépp xool fi muy méttee nan lay méttee nan la ko gaañi daa échecgee ñu jël yooyu yëpp segg ko waa population Mbour population Thiès population Tivaouane toute la région ànd ak ñun vraiment mobiliser 100% pour que mu doon ndam très honnêtement à tous les niveaux c'était une réussite mais nag bi si dàqati encore pour la première fois mu doon daw si kaw titre boobu yàlla jox ñu ko tamit nga jël ko oui. ok léegi dañuy dem tax ci góom bi góom amu fi de non am na góom présent bisimilah xolli ko am na ñu ne ministre bi li mu fal yëpp famille football la fal football la fal Bira Sène am na fu mu bokk ca football Orcaf yow mii ci football nga génnee yaa ngi mooy dégg li ma la wax am na ñu ne football la fal lan ngay wax ci loolu bu pare c'est dommage ñooñu dommage laa leen di tudde parce que bu yàlla defee nga nekkoon ci benn secteur bu bokk ci sport parce que lu ñu mën a wax it football ci sport la bokk nga def fa say preuve tàmbalee zéro di dem ba egg au sommet nga génn foofu dugg ci làmb ji tamit nga tàmbalee zéro di dem ba yegg ci sommet def naa bu ñu la ko dénkee ak lu ñu mën a wax garaawul seen gis-gis la seeni xalaat la nangul leen ko ñoom it mais yow nga am fulla ak fayda doxal li nga war a doxal te comme li président Alioune Sarr di tàmm wax nit da nga koy juger ci ay jëfam doo ko juger ci tur Jibi Ngom rek nga ni Jibi Ngom nii déedéet bàyyil ba Jibi Ngom wan la yoon bu dul noonu ngay soog ni Jibi Ngom lii que ñun ñu doon des produits du mouvement navétane wala des produits du football amul solo li am solo dëgg mooy ñii lan lañ àttana def ak lan lañ àttanul def ñii est-ce que mën nañ yóbbu làmb ji ci kanam wala àttanuñ ko te def naa ku seet suñu premier jéego yii ñu def ba comme li olof naan ku la may ndékki bu la diggee añ mën nga ko gëm def naa moom moo feeñagum fii. am na ku ne ma ku ma déy ne ma naa la wax question bi balaa maa ñëw ci jéego yi naa la wax question bi làmb tey ñu jëloon Tyson jox ko bëre dóor jël Yékini jox ko bëre simple xanaa da ngaa dégg wax ci mais c'est normal parce que si dëkk bi lañ dëkk di yeewoo ak nit ñi di waxtaan ak nit ñi yor seeni xalaat di ko wax mais da nga leen koy nangul am na ñu ni li gënoon mooy ñu jël Tyson def ko bëre dóor jël Yékini def ko bëre simple jël Modou def ko lii jël Pathé def ko lii mais kay dénkaane mooy xool ki mu wóole ak ki ko doy mu dénku la te yàlla def na nag Matar Ba Bira Sène la wóolu dénk ko làmb Sénégal jël Maysa Ndiaye dénk ko bëre dóor jël Manga 2 dénk ko bëre simple ainsi de suite li am solo mooy nga ñaanal ñooñu puisque ñoo fi nekk te ñoo bokk gaal gi nga ñaanal ñooñu ñu mucc bu ko defee bu ñu muccee xëy na gaal gi dina muccandoo suñu passion bi suñu bëgg-bëgg ñu àndandoo dem mais yéene yéeg bëgg-bëgg yi moom fi mu toll defe naa weesu na li am solo rek mooy sincèrement sagam def nañ ba pare li am solo te muy dëgg mooy ñaanal lii fi jot a nekk ak lu ñu mën a mel nag nañ leen ñaanal ñu am ndam ñaanal leen ñu réussir te xam ni seen ndam ak seen réussite mooy bu dee ñoom li ñuy woote dëgg la ci ñoom mooy tamit seen ndam parce que benn passion bi la ñu am. arbitre yi dañoo wax seen droit mbokk yi déglu mbokk yi seetaan STV ak yi seetaan seen info 8 TV ak yi seetaan DK TV arbitre yi dañoo kaas seeni droit ñu raje leen. léegi yéen nu ngeen mujjee ndax droit bi dañ koy continuer am rajo bi daa continuer. arbitre xawma dañoo kaas seen droit xawma mais en tout cas bureau CNG bii fi jógee sanctionné na woon na arbitre sur la base règlement moo ni boo defee lii dal sa kaw bi ko arbitre yi defee règlement bi dal na seen kaw ñun bi ñuy egsi ministre Matar Ba ni ñu ak problème lu mu mën a doon ak fu mu mën a jóge ak nu mu mën a demee yéen woy leen ci jàmm effacé leen lépp ngeen tàmbali ci lu bees loolu nag bu la sa kilifa dénkee ba mu lay dénk ñaax la ci domaine boobu
def naa boo ko bëggee may mu noppaliku yow it foog nga fekk si ko si loolu looloo tax bu weesoo abit yooyu ngay tudd képp ku mus a jotlanteeg CNG ak façon jotlante bu mu mënti doon effacé nañ lépp maanaam dafa mel ni léegi bébé bu bees lañ yor di invité nag képp ku si mus a jaar wala képp ku mus a jotlanteeg CNG ak jotlante bu mu mënti doon na nga éviter li taxoon yet bi dal la parce que du ñu hésité waat bu subaa bu yet bi waree dal c'est pas parce que baale nañ tey que dootu yet bi dootul dal bu subaa bu yet bi waree dal dinañ ko dal fu mu ko war a dalee. may sa da ngay naawalaate. non yàlla tere. non da mel ni da ngay xaw a xamal gars yi quoi justement. non yàlla tere dama leen di inviter simplement à ce que ñu gën a conscience yi rôle bi ñu jox. ku si nekk fa nga féete. gënal conscience yi li nga yor. gënal conscience yi li ngay def. bu dee mbër nga toppatool sa wàllu dem bëre ji. bu dee ménager nga toppatool sa wàllu nooy ménager sa mbër. bu dee promoteur nga toppatool nooy organiser sa làmb. bu dee arbitre nga toppatool nooy arbitrer combat bi ñu la dénk. bu dee membre CNG nga toppatool nan ngay def ba làmb jii ñu la dénk nga mu jëm kanam donc ñun ñëpp ku si nekk niveau bi nga nekk ak poste de responsabilité bi nga am j'invite simplement chaque acteur bu nekk ak fi nga mën na nekk liñ la dénk doxal ko ba mu mat sekk loolu kese la c'est un appel kese pour chacun de nous et je le commence par moi-même nañ ko commencer par ñun pour wane ni lii dañu ko dénk mission la mu tegu ci ay charte yu leer nañ ku tegu ci yoon bi dara du la dal ku teguwul ci yoon bi nag règlement baa ngi fi pour tegaat la ci yoon bi. Maysa Ndiaye lan ngeen fi def parce que biñ leen faleeg léegi lu ngeen fi def parce que léegi ngeen bëgg a yàgg de. waaw ça fait pour être exact ça fait 108 jours. waaw 108 jours yi bu ko xeeb. waaw ba tey mais en tout cas. parce que dañ leen a pat. waaw en tout cas bëreegu fi bëri goo xam ni mën nañ fee tukkil àdduna. mais liñ fi jot a def tamit sakkan na sakkan goo xam ni ñu ngi siy sant yàlla première chose. mbir bu ñu la ko dénkee da ngay def li ñu tuddee état des lieux. te loolu bu dee matul tamit presque daj na à plus de 80% mooy lan waxtaan nañoo ak amateurs yi waxtaan nañoo ak promoteurs yi waxtaan nañoo ak ménagers yi waxtaan nañoo ak la presse waxtaan nañoo ak les entraîneurs waxtaan nañ daal maanaam toute composante de la lutte bu amee ñu desit ëppul ñaar ba ñetti pàcc ku si nekk wax nañ la échanger nañoo yow si climat bu serein nan nga gisee làmb ji lan moo nekkoon jafe-jafe làmb ji lan moo tax làmb ji mënul jóge fii dem fee lan moo tax lii lan moo tax lii lan moo tax lii et ensemble ku si nekk joxe nga sa xalaat tënk nañ xalaat yooyu yëpp def ko si benn këyit boo xam ne moom lañ bëgg a fas yéene ak lettre de mission bi ñu ministre jox moom lañ bëgg a booleendoo ensemble pour wéyalee ko muy benn acte boo xam ni posé nañ ko beneen acte boo xam ni posé nañ ko tamit te mu am solo lool mooy dañoo jóge ci période jógewuñ ci sax parce que ñu ngi ci ba tey dañ nekk ci période Covid période bu am solo boo xam ni les gens sont impactés à tous les niveaux ils sont impactés ñu ni il faut ñu nit ñu indi suñu participation état def na participation ñi nga xam ni daaw amoon nañ des contrats régularisés à date impacté nañ leen jox nañ leen ndàmpaay mais mu am ñeneen ñoo xam ni làmb moo leen concerné muy les promoteurs carte bi nga xam dañ ko daa jënde 300 000 wàññi nañ ko ba 200 000 muy bëre dóor promoteur lutte simple carte bi mu daa jënde 100 000 wàññi nañ ko ba 75 000 ménager carte bi mu daa jënde 50 000 wàññi nañ ko ba 30 000 mbër yi seeni licence yi ñu daa jënde 10 000 léegi 5 000 francs la licence simple bi ñu daa jëndee 5 000 léegi 3 000 francs la beneen joytu bi gënoon am solo mooy bu ñu daa dem ci làmb dañ daa bindu 1000 francs soog a bokk ci làmb loolu tamit dindi nañ ko loolu tamit ay mesures la yoo xam ni waxuma ñëpp ànd nañ ci de parce que dañoo nekk àdduna boo xam ni bu ñii xoolee gauche ñii par force dañuy xool droite mais bëri na ci ñoo xam ni fi ñu xool foofu la ñu xool yooyu daal mooy acte yi nga xam ni posé nañ ko lépp nag ñuy fàttali ni la saison elle-même tàmbaleegul en attendant muy tàmbali. tey seetlu nañ ne famille làmb génnoon nañ famille làmb laay wax ñu génnoon tey def benn sortie ne dañoo bëggoon ñu defal leen loo xamee ne dinañ mën a fexe ba bëri ndax ku ne xam na ne combat yi taxaw bari nañ te bëri mënta am
fii ci département de Mbour bëri na ay booyu mbëri yoo xamee ne ñu ngi ci kaso bi ndax li waral loolu mooy làkk yaakaaru lu dul làmb te tey jii ci làmb jot ñu yaakaar tax na si seen ñàkk xam àdduna tax na ñu def nu dul noonu tey ay mbër def sorti tey ne bëgg nañ ñu defaral leen làmb ji ba ñu mën a ñoom ñu mën a bëri loolu ñu def tey lan mooy sa xalaat en tant que bon damay jàpp ni li ñu posé seen droit le plus absolu parce que nit buy yëngu ci mbir bëgg na see tàggatu bëgg na see wane boppam bëgg na aussi lépp luy tëju ñu tijjil ko ba nga xam ne dina ci mën a épanouir loolu moom vraiment seen cër la seen rôle la dina wuuteeg ñun suñu posture nga xam ne ñun état moo ñu dénk donc maanaam ñun état la ñun nag mënuñoo jël décision ba pare di contredire décision boobu li ñu mën nag te def nañ ko mooy wax nañ autorité bi ni ko malgré que Covid baa ngi fi malgré que feebar baa ngi fi kenn du ko laam-laamee lenn rek lañ lay ñaan mooy bu ñu tënkee mesures yi ci lii ak lii ak lii war nañ mën a def suñu làmb comme nañ ko bëggee pas comme nam daa demee mais au moins ñu mën ñoo may canal boo xam ni dinañ mën a tegu suñu làmb këyit boobu ñu ngi koy bind sori na lool parce que dañ ko bindoon ba pare suñu président commission médicale le docteur Ka moo ko bind bi mu ko bindee indil ñu ko en réunion ñun ñëpp ñu weccoo ci xalaat ku ci nekk joxe ci ni nga ko bëggee ni nga yaakaar ni mooy li gën ñu waroon dajale xalaat yooyu yëpp nag pour def un document final jox ko monsieur le ministre buñ ko joxee nag mu doon suñu interlocuteur par rapport à monsieur le président de la république bi nga xam ni moom mooy gardien de la constitution moom moo yor dëkk bi maintenant loolu mooy ñun suñu cër mbër yi tamit yor seen cër amateurs yi dégg nga leen wax nañ promoteurs yi dégg nga leen wax nañ donc toutes les composantes ku ci nekk niveau bi nga toll yaa ngi wax li nga xam ni mooy yoon pour que làmb ji mën a tàmbali ñun nag li ñu mën rek mooy dessiner plan bi wane yoon bi ñu mën a jàpp pour ñu mën ñoo tijjil làmb ji mu des nag léegi kilifa yi xool ba xam lii yëpp ñu teg ci table bi est-ce que am nañ garantie yu doy pour gunge ñu walla amuñu garantie pour continuer fañ nekkoon ñoom it. balaa ma ko delloo damay wax ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk làmb mooy li may wax mooy ay xale tey jii làmb lañu yaakaar te bari na ci xale yoo xam ne tey jii ñu ngi ci kaso bi te yaakaaruñu lu dul làmb dafa bari lu mu ŋànk bari ay xale yoo xam ne tey doonoon nañ ay bandi làmb defar leen tey jii ba ñu mënoon bokk ci société bi damay ñaan ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo ŋànk làmb ak président de la république mu dimbali ñu ngir yàlla fexe ba ubbil ñu làmb ji même donte daf ñuy teg ne ñu fii ak fii ngeen war a jaar loolu dañ koy ñaan est-ce que d'accord nga ci làmb ji ñu ubbi ko ñu di ko seetaanee ci téléphone. waaw loolu yëpp mu ngi dépendre ci promoteur bi yan stratégie la teg ba nga xam ni produit bi muy teg jaay na ko jaay boo xam ni parce que tamit am na lu olof di wax kenn du jaay di perte wala boo jëndee fukk di jaay juróom loolu amul fenn donc bu demee ba jël mesure ba jël risque di jaay par téléphone xëy na mesurer na li ci nekk yëpp xam na li ci nekk pour que mu mën kaa def mais en tout cas je sais que pour ñun làmb soxla nañ ambiance bi soxla nañ public bi soxla nañ saafonte bi dina xaw a contradictoire par rapport ak période Covid bi mais lépp war nañ ko mën a def en toute responsabilité ku ci nekk nga xam ni la mënoon nañ daa seetaanee làmb bu njëkk ba mënul nekk par rapport ak période Covid bu ko nit ñi comprendre noonu ku ci nekk nga doon sa responsable bopp nga jël sa engagement bopp ni bu soobee yàlla làmb ji lii tax ñu xañ ñu ko du jóge ci man mais ci lii war nañ see mën a génn normalement. mais tey bu fekkee làmb tëggee nañ ko noonu promoteur bu ndaw bi nga xam ne mooy tëgg ci combat yu ndaw yi mu bu ko defee noonu du dem de. waaw mooy li ma wax kenn du jënd juróom di jaay. kenn du jënd fukk di jaay juróom. promoteur bu ndaw bi wala boo xaw ma nu ko tuddee noonu mais en tout cas promoteur boobu ngay wax. bu demee ba xam ni leer na ko ni téléphone kese mënu see dem. du ko def c'est la même chose par exemple lutte simple par exemple. xam nga lutte simple mënoo fa taxaw naan. affiche bi lii ba moo tax. donc bàyyi ma teg lutte simple. donc ça veut dire que huis clos moom mën na nekk ci fépp. ba mu des
lutte simple benn exemple la ngi noonu ak leneen ak yeneen promoteur boobu leer na leen du aventuré wu mukk di teg 1 million ba pare naan maa ngi def 8 kilos mënul nekk. Maintenant li mën a nekk nag mooy les mesures barrières les ceci les cela loolu yëpp bind nañ ko et que xëy na kilifa gi dina ko lire daal di ñuy jox tontu bi nga xam ni moom la axlu làmb di xaar. Maysa lan moo la metti ci làmb. Pour le moment ça va alhamdulilah li ñu metti woon yëpp toog nañ waxtaane ko xoolante nañ bët si bët ku si nekk wax li la metti ku si nekk wax li nga xalaat li nga yaakaar ni mën na gën a jub beneen bi nga xam ne daal bëgg naa vraiment ñu gën see bàyyi xel mooy làmb dafa bëri ay segment te loolu baaxul si làmb damay jël benn exemple wala ba ñaar boo demee si kuréelu promoteur yi da ngay dégg promoteur X promoteur Y groupe promoteur X groupe promoteur Y alors que ñoom ñëpp ay promoteur lañ muy un premier problème beneen problème bi démb laa ko seetlu avec les amateurs bi ñuy recevoir les amateurs recevoir nañ 4 façons amateurs 4 ñeent amateurs yi du jaay jekkoo jiite ñi tudde seen bopp les amateurs authentiques ñi tudde seen bopp les jeunes amateurs ñi tudde seen bopp les amateurs de la lutte simple te ñoom ñëpp nee naa leen wax naa leen ko sax d'ailleurs si réunion bi neen li ma jaaxal mooy yéen ñëpp yéen a bokk ni ngeen sant yéen ñëpp amateur ngeen sant pourquoi ngeen bëgg a xaajaloo bi alors que yéen a bokk benn kër y a problème donc jéem leen ko régler tamit ok donc yooyu aussi ay facteurs la yoo xam ne metti nañu si làmb ji et que su buñ si mënee indi solution dinañ si def suñu wàll nag bien sûr mais j'invite également ñi nga xam ne ñoom la vraiment dal wala les nit ñu baax ñi nekk si dëkk bi tey dox jàmm kese te yàlla tax je les invite buñ ko mënee mais beneen bi gën a am garaaw te mooy les provocations verbales maanaam waxante yenn waxante yi ñuy waxante mën nañoo jaay combat mën nañoo def lu ñu neex ci combat te soxlawuñ benn façon mais loolu dama la ko bëggoon a laaj parce que en tant que koo xam ne moom moo jiite exemple bëre dóor loolu dama la ko bëggoon laaj parce que nag dëgg neexul loolu bokkoon na ci samay question ndax tey ji ku ne xam na ne exemple Modou Lo Balla Gaye mbala keneen ak keneen ak keneen luy dañuy waxante ay kàddu yu ñaawaay tey yow mi nga xam ne yow lañ dénk bëre dóor loolu xanaa war nga koo dindi bon dindi bi yëpp ça passe par la sensibilisation parce que aussi dañuy bañ ñu naan ñu ngi daggati xaalisu nit ñi mais aussi on peut pas laisser faire tamit yenn yi parce que bu dul dara ay kilifa ñoo ñuy seetaan bu dul dara ay kilifa ñoo nekk ci làmb ji xam làmb ji donc ñooñu war nañ leen jox cër ñun te cër bi yëpp ça passe par ça langage bu correct langage bu véridique langage bu poli langage bu sain kilifa toog di seetaan télé ñu siy wax yenn yi wala yenn yi di génn ci télé yi wala ci média yi du suñu cër du suñu comportement donc message boobu laay lancé à tous les acteurs ñëpp nag quel que soit fa ñu nekk nañuy am ay comportement responsable mën nga def sa show nu mu la neexee show bu tàng jër soxla woo ku feñ soxla woo xëppante suuf soxla woo xëppante produit soxla woo wax ju ñaaw wala kàddu yu ñaaw sincèrement soxla woo ko et que malheureusement dinañ dem sensibiliser leen waxtaan ak ñoom échanger ak ñoom mais benn instant nag bu yat bi waree dal tamit malheureusement dinañ jël yat bi et c'est dommage parce que ñu ni fallait pas sanctionner waroon nañ non gënul ñi war a wax nañ wax ba ñu waree wax ñi war a jëf nañ jëf bi ñu waree jëf bu ko defee bis bu ñu waree sanctionner dinañ ni kat yanu na maanaam c'est normal. Maysa waxtu wi tënk nañu maanaam mu xoj ñu fépp maanaam ñu waaj a ñu jeexal sax laay wax sa kàddu gu mujj lu muy doon. di leen sant une fois de plus rek yéen ñi déplacé wu ñëw ba fii pour may ma occasion ma échanger ak les gens ñi nga xam ne vraiment bëggoon nañ xam la personne Maysa ñu échanger ñi nga xam ne également am nañ yeneen suggestion yu ñu mën a indil également à travers canal yi dinañ ko mën a def également bu ko defee suñu liggéey dina gën a yemb di inviter tout le monde nag ni leen dañoo dénk mission et que ñu ngi leen di tàllal suñu loxo suñu mission mënuñu ko réussir que ñoom bu ñu coopérer suñu liggéey mënuñu ko réussir que ñoom bu dee fulla bi fayda bi lépp taxawu nañ ko pour gunge ñu si pour accompagner ñu en tout cas ñun tàllal nañ suñu loxo tout le monde boo gisee suñu démarche nga xam ne démarche participative la maanaam ñëpp lañ si boole nit nag duñ la boole si mbir nga war mën a wax waxoo nga war mën a jëf jëfoo
nga génn si biti pour wax wala nga génn si biti pour sànni xeer yooyu aussi c'est des comportements yoo xam ne duñ ko nangu duñ ko accepter parce que may nañ la occasion foo waxee may nañ la possibilité noo échanger ak nit ñi préféré woo possibilité boobu nga préféré beneen possibilité bi ñu nit foofu duñ toog di seetaan on prendra toutes nos dispositions di inviter tout le monde daal à comportement yu mel noonu buñ gisee lu mën a defar nañ ko defar buñ gisee luy yàq tamit nañ ko gàttandu ba du egsi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax vraiment population Mbour population région de Thiès man Meissa awma seen fay maa ngi leen di sant di leen gërëm. li fukki fan ak juróom dinañ seetiwaat beneen daanaan ci ñetti télé yu lënkoo pour saawal seeni mbir ba ñëpp yëg ko jaa ngeen jëf peace and love yàlla na jàmm